saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer. ok asalaamaaleykum téléspectateurs yi ñu ngi en direct Rafah TV ñu ngi ci bureau inspecteur comment dirais-je bureau le sous-préfet de Ndam c'est Mansour Diallo bëgg informer wu concernant la reprise de demain donc monsieur Diallo ñu bëgg a laaj naka ngeen préparer reprise bu demain bi parce que avec situation bu ñu nekk nii Covid 19 bi comment vous avez préparé cette reprise là. jërëjëf sant suñu borom subhanahu wa taala julli si yonentam bi tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant suñuy ñaari waajur di ñaanal xalif général des mourides sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér. Effectivement ñu ngi waajal nu ñuy ubbee école yi ginnaaw bu ñu leen tëjoon depuis 2 mars ba léegi mu doon diir ñëpp xamoon nañu ni lu war tax ñu tëjoon ko ndaxte bas bi moo commencé woon ñu jël ay décisions yi nga xam ne bi décisions yu sage la woon comme nu ko àdduna bi yëpp wërngal këpp doxale ñu waroon tamit téye xale yi ndaxte jàngoro bu bees bu ñëwee maîtriser woo ko xamoo ko la première chose à faire mooy da ngay replier wu si sa bopp d'abord waaw da ngay replier wu si sa bopp d'abord jàngat jàngoro bi ba pare soog a xool nag ngay àndante ak moom je pense que loolu la président de la république def moo tax bu ñu ko tëjee diir jàngat ko ba xam ko si la ñu jëlee décision ni dañuy ubbi école yi ndaxte tëj rek jëmale fu kenn xamul te kenn xamul kañ la fi jàngoro bi di deñ carrément kooku tamit bokkul si nit dafay adapté wu moo tax ñu war a adapté wu si kaw situation bu bees bi war a xool nu ñuy àndanteeg moom waaye tëju rek kooku finalement boo ko xoolee daw la tëju rek ku nekk toog rek kooku finalement dafa mel ni que donc nee nañu Covid 19 yow gagné nga ñu dégg nga looloo waral donc loolu du solution adduna bi ñu bare génnaat nañu si boobu position ñu xam ni position dëgg mooy nit dafa war a adapté wu looloo tax donc ñu ne donc nañu ubbi léegi nag nan la ñuy adapté wu voilà loolu mooy wax bi. loolu nag préfet bi d'abord moo si njëkk a woote CDD ànd si ak inspecteur de l'éducation et la formation monsieur Ndiaga Ba ñu ñëw ñu ak ay chef de service yi ak proviseurs yi ay censeurs yi ak directeur d'école yi ak APE yi président parents d'élèves yi ñoom ñëpp keroog ñun ñoo daje foofu si préfecture Mbacké ñu waxtaan ak médecin chef district teewoon nañu foofu tamit ak service d'hygiène police ak gendarmerie ñëpp ñi nga xam ne bi daal ñu ngi war a impliqué wu si liggéey bi ñëw nañu taxaw foofu bés boobu ñu ak waa service d'hygiène ñu waxtaan naka la ñuy ubbee école bi foofu nag la ñu daal di inspecteur bi daal di ñu liiral note d'orientation ministre bi dafa génnee benn note d'orientation pour wax naka la ñuy ubbee école yi kit yi ñu fa war a def yi élèves yi masque yi ñu leen war a jox yi dégg nga maam dem nañ sax ba équipe bi nga xam ne bi école bu nekk war nga def benn équipe d'alerte bi nga xam ne bi ak lépp li nga xam ne bi informé nañ leen ñu waree saytoo même thermoflash yi nga xam ne bi moom lañ war a équiper pour que ñu xool xale yi ñëw yi ñu leen di tester pour xool ndax am nañu fièvre yu mel noonu dem nañu sax ba prévoir nañu lycée bu nekk wala collège bu nekk wala école élémentaire benn salle d'isolement nga xam ne bu ñu nemmee ko kenn ci ndongo yi am na lu mu kii ñu mën la de façon discrète teg benn salle en attendant de voir plus clair loolu yëpp donc bàyyi nañ ci xel donc ak kit yi ak lave-mains yi dem na ba ñu ne lave-mains bu nekk pour fukki élèves la fukki élèves mën nekk war nañu defal lave-mains noonu lañ koy calculer donc bu ñu xamee école bi ñaata élèves la am
noonu la ñuy xoolee ñaata lave-mains la war a am parce que benn lave-mains pour fukki élèves la noonu lañ koy tegee noonu rek pour mu gaaw donc loolu ñu teg ko ensuite am na yi nga xam ne bi nag volet pédagogique la mooy réaménagement des emplois du temps ak yooyu donc yooyu yëpp daal jàngalekat yi waxtaan nañ si ba pare seen biir ba tëral nañ ko donc mu mel ni ko daal note d'orientation bi leeral na lépp pour que élèves yi nga xam ne bi ñoo war a dem nag pour bañ école yu fees mooy élèves yi nga xam ne bi ñu ngi def examen CM2 yi bu dee école élémentaire yi la bu dee collège la mooy élèves yi def BFEM ren fële nag lycée yi mooy ñuy def ñu bac ñooñu rek la ñuy wax ni ñoom ñooy tàmbali ëllëg incha allah donc maire yi actuellement ñoom ñëpp jël nañu seen ay mutuwaay commandé nañu ay produits remettre nañ ko service d'hygiène yi ñoom ñooy ngi noonu di pomper ba léegi nii ce matin sax ñu ngi may woo si boobu liggéey ñu ngi pomper école lycée yi pomper nañu collège yi pomper nañu salle de classe yi macha allah donc accompagner nañu service d'hygiène amoon nañu ay produits xëy na lu ñu leen den bare di accompagner sax moo doon carburant bi ak ay ndaamar yu ñu soxla pour gën a mën a déployer wu sur le terrain donc yooyu yëpp jàpp nañu si même Touba si kanam tamit fii à Touba tamit c'est une occasion aussi ma féliciter leen di leen remercier ñoom it seen loxo mi ngi si biir joxe nañu ndàmbar joxe nañu produit lépp ñu ngi si jàpp ndeysaanam ànd sek service d'hygiène ñu ngi kii. am nañu aussi beneen privé bu ñu tuddee espace hygiène sénégalaise bu madame Ly n'est-ce pas ñoom tamit macha allah ñoom defoon nañu opération yooyu sax si oto yi. Mbàkke Touba yi ak Tata yi ñoom même ba oto yi sax dañ leen di désinfecter ñoom nag dañoo am benn kii ba nga xam ne c'est très technologie de pointe la avec vapeur moom la ñuy dugal même man sax dañuy ñëw semaine bu jot daañu ma ko defal benn yoon fii si sama service bi ñoom tamit ñu ngi koy jàpp nañu si liggéey bi dem nañu waxanteeg yenn lycée ñu fay leen ñu désinfecter leen aussi donc macha allah daana ko daal ñëpp daal. kii nañ ko def nañ ko mairie Touba aussi commandé na 13000 masques waaw madaar yi yëpp commandé nañ ko xam naa ni dès demain ñu commencé ko déployer sur le terrain yóbbul ko chaque établissement jël ay bagages am na déjà lu ñu mettre en place mooy le dispositif de kii là masques yi et tout ça aussi tout a été aussi commandé wax dëgg yàlla taxaw nañu temm daal pour que la rentrée du 2 nekk une réalité xale yi mën a jël seen ay matuwaay. ndaxte wax dëgg yàlla dañuy jóge ci kër yi di ñëw ci école yi tamit jël nañ fa ay matuwaay nga xam ne ba xale yi du ñuy rassembler wu dajalikoo bi daañu ko éviter même salle de classe yi par élève benn élève par table lay doon donc même bu ñuy éclater kii bi am cours buy def bële ensuite beneen heure bi beneen kii bi ñuy permuter loolu yëpp pour que ñu éviter quand même di dankasulo bi ci biir salle de classe yi donc ba pare aussi parents d'élèves tamit jàpp ci. parce que loolu yëpp tamit bu xale bi ñibbisee kër gi tamit laaj na tamit mu jël ay mesures ñu raxasoo yu mel noonu ak kii daal je pense que daal loolu mooy yëfu nit ñi xam ni àdduna bi foofu la tollu tey jii maanaam jël say matuwaay changer li nga xam ne bi moom la nit yi doon doxale changer dañ koy changer ñi ngi jëm si jamono bi nga xam ne bi ku changer wul sa comportement yow soo moytul yow sa gudd fan si àdduna bi di ñëw dañ koy xoolaat loolu mooy wax bi. ñi ngi jëm si jamono ji nga xam ne bi xeex bi du ay xeexu gànnaay nii mais ay jàngoro la ñuy jànkonteel ku si fàgguwul tàggat si say ndongo say ndaw bu ëllëgee daañu mere ñu la seen i kilifa yi daañu ñu mere ñun ñëpp moo tax jot na fi mu toll nii temm ñu commencé jël ay matuwaay changer suñuy comportement pour ëllëg ñu mën a dund ci jamono bi di ñëw nekk jamono bi nga xam ne bi buy doy waar lay doon ci mais bu ñu la waxee le 2 il n'est pas dit que le 2 suba rek gars yi dañuy commencer jàngale il faut faire attention c'est-à-dire que yooyu wax la quoi dañuy que autorité bi noonu lay waxee moom day ne le 2 mais sur le terrain ay réalité ma nga fa ndaxte le 2 sax est-ce que tous les enseignants seront sur place parce que am na ay problème mu déplacement déjà au niveau du Sénégal. mais quand même nañu jàpp ni à partir du 2 dañu war a taxaw pour que école yi war a commencer démarrer donc am na de part et d'autre ñi nga xam ne taxaw nañu temm daa dem si yenn gox maire yi anticiper wu nañu ba gérer nañu loolu jox nañ ko déjà seen ay kii bon am na ñi nga xam ne bi nag xëy na ñoom ñi ngi si actuellement
donc boo jëlee Touba nag yaatu na yaataay bi nga xam ne bi dafa rëy dafa am nu mu toll mais malgré tout ça on a pris toutes les dispositions man def naa sax benn réunion keroog yàggul ça fait même pas ça fait juste 5 jours au niveau du lycée de Kéré Mbaye xam nga le lycée de Kéré Mbaye boo ko xoolee la mairie de Touba Mosquée ne gère pas les lycées IA moo koy gérer sax waaw gis nga mais taxul pourtant mairie bi keroog bu ñuy dem si réunion bi yónni na fa son directeur de cabinet et le président chargé de l'éducation Ndiamé Ndiaye pour ñu toog taataan seeni soxla pour ñu faj ko te taxaw nañu keroog boobu joxe si carburant bi ak lépp lu ñu war a joxe même ay masque foofu prévoir nañ ko fa pour jox leen ko pour ñu mën a ubbi te pourtant mairie mënoon na taxaw fële ne man lycée géré wu ma ko donc pour te dire que donc ñu ngi def tous les efforts yi nga xam ne bi sax mais c'est parce que ñëpp ñoo si war a dugal seen loxo parce que ñu fay jàng ñi suñuy doom lañu suñuy doom lañu mënoo fi nekk di wax ne non ñun lii la ñuy gérer ñun la fi mu nekk fi c'est la solidarité c'est une riposte communautaire ñëpp ñooy war dugal seen loxo si xeex bi pour ñu mën ko réussir donc effectivement même maîtres yëpp enseignants yëpp mais regagné guñu pour ngay wax balaa ngay nee naam sax xanaa nga ne fa boobu ba léegi ñi nga mais enseignants yi bari am na xam ne bi regagné guñu ñu ngi taxawaalu ñi ngi si autorisation yi ba léegi di wër pour dem donc tu vois mais quand même dañuy war a jàpp ni rek à partir du 2 mais dañu war a commencer ça veut dire que donc bu ñu commencer le 2 di ko toppatoo xëy na dans une semaine ay le 9 dana fekk lépp mat nag ñu démarrage gi mën a nekk un démarrage effectif xam nga même rentrée des classes au mois d'octobre day ne tel jour la ñuy def rentrée des classes mais foog nga ne c'est la rentrée effective voilà dañuy ñii di préparer emploi du temps bi di xoolaat fii effectif bi di xoolaat école bi defaat réunion au niveau de l'école xoolaat waxtaanaat tuuti xoolaat vraiment nu ñuy liggéey tout ça on revient encore donc loolu moo fi nekk parce que presque boo ko xoolee 2 mois presque toog nañ ko donc mi ngi mel ni que vacances la ñu jógee encore grande vacances la ñu jógee donc bu ñu waree ñëw rek le 2 rek nga commencé jàngale non kooku je pense que c'est ambitieux mais quand même nañu jàpp ni à partir de demain li nga xam ni ba mooy désinfection yeeg yooyu yëpp quand même mu mat ensuite ñu commencer mettre en place kit yi parce que il faut que élèves yi ñëw tamit ñu organiser leen même le 2 boo ko xoolee sax kenn warul mën a jàngale c'est pas possible il faut que xale yi bu ñu ñëwee le 2 ñu organiser leen ñu sensibiliser leen nu ñuy fonctionner ñan la ñuy responsabiliser parce qu'il y a le parlement des enfants ñan ñooy war a yore thermoflash yi dañ leen laaj nañu service des ñëw encadrer tuuti ñenn ñi enseignants yi nga xam ne bi ñoom ñooy war a mettre on va mettre en place une équipe d'alerte mais équipe d'alerte boobu mais il faut que ñu wax ak ñoom am ñu leen di encadrer xam leen waxtaan ak ñoom nu ñuy comporter woo bu ñu gisee xale bi nga xam ne bi am na problème mais attention à la stigmatisation bu ko xale yëpp ñu ne ni diw dañ ko téye thermoflash nañ ko de gis nañu ni taa fa feebar alors que thermoflash bi il ne veut pas dire que yow da nga yore Covid-19 mën nga am beneen jàngoro parce que fièvre bi bu jógee rek la léegi comme que moom feebar yi bare boo ko bul dalee doomu aadama yaram bi day tàng mooy première alerte bi rek mais ça ne veut pas dire que Covid la yore donc loolu da nga siy moytu mais bu ñu thermoflashé ñaar ñetti élèves ñu ne leen dem leen def leen fële ñëpp xale yeneen di leen gis yaakaar naa ni bu ëllëgee xale yu ñëw ni dootoo leen gisaat nag dañuy dem toog seen kër ñu ne école les élèves ne vont plus revenir donc yooyu dafa am importance moo tax yii c'est stratégique et il faut le faire avec beaucoup d'intelligence waaw dafa di li nga xam ne bii du kii nii rek parce que ay xale la ñuy amal affaire ay adolescents la ñu donc bu dee école élémentaire bi la donc c'est des jeunes xale yu ndaw la ñu 12 ans 11 ans 13 ans donc yooyu aussi dafa am ni ñuy doxalanteeg ñoom c'est pas facile mon cher c'est pas facile le 2 rek ñu ne jàng nañu non ça c'est de l'ambition ça c'est utopique mais quand même daañu commencer di tàggat xale yi di leen kii ba nga xam ne bi xëy na dans une semaine tout le dispositif sera bien mis en place et bien rodé alors nag si
waaw man sama gis-gis xam naa ni loolu la parce que j'étais un ancien instituteur jàngale naa aussi xam naa école xam naa nu baax nu muy demee bu ñu ubbiwaan école au mois d'octobre daañu doon dawal une semaine juste pour waxtaan avec l'équipe pédagogique xool nuy école bi di fonctionner et tout ça pour ñu soog si dem rawatina nag bu ñu nekkee si contexte bii nag. waaw jërëjëf parce que loolu tamit nemmeeku nañ ko parce que ñun bés bu nekk médecin daf may yónnee situation bi tey jii nii sax am nañu je pense que 7 donc cas ak deux communautaires ak xam na 5 contacts yu mel noonu donc message bu ñu mën a jox bi rek moo di ñu ngi allégé ndaxte boo ko xoolee ñu ngi wàññi mesures yi ndànk-ndànk pour yolomal ndaxte xëy na yërmande moo ko war te comme nu mu la ko waxee ci samay njëlbéenu kàddu dañuy xool nu ñuy àndanteeg jàngoro bi waaye tëju du solution de tëju mooy da nga abdiquer maanaam yow da nga nangu ni gagné nañ la da nga nangu ni am nga défaite loolu baaxul moo tax ñu jël suñu matuwaay ñu dañuy génn dañuy dem waaye nag dafa am lu muy àndal faggu moo gën faju da nga war a faggu maanaam mesure barrière yi nga xam ne bi moom la ñuy docteur gi digal mais nañ koy jëfee gis naa ni nag Sénégal yi dafa gaaw a fàtte loolu moom nañ ko waxante de Sénégal dafa gaaw a fàtte am na ñi nga xam ne bi léegi bu ñu gisee ni ubbi nañu kii bi transport yi sax mi ñi ngi wax ne dañuy la bàyyi tuuti kii rek te ñu ne jàngoro bi jeex na te pourtant fii la gën a lëmbe tey jii ak bu ñu doon tàmbali état d'urgence bi xëy na sax tey jii la ñu war a gën a moytu te loolu moo war waaye commencé nañu déjà de baisser les masques constaté nañu les populations commencent à baisser les masques pour ñoom affaire bi jeex na de alors que loolu nag moom la ñu war a moytu loolu laay wax ni Sénégalais dafa gaaw a fàtte Sénégalais moo gaaw a fàtte batalo Joola bu mu fi amee bi instant boobu gisoon nga foo tourné gars yi ñu ngi respecté oto yi lu ñuy yabe mais bu ñu si demee ñetti weer après loo gis ñu delluwaat si suñu si yooyu rek c'est ça notre problème donc cet bi nañ siy tënku di set moytu jaxasoo yi masque yi nañ koy sol parce que moo lay protéger waaw di moytu tamit dox yu nga xam ne bi amul njëriñ taxawaalu bi fu nekk nga dugg fa mooy wane ni rek lu nekk daa ko for Covid bi mi ngi fii te Covid bi si doomu aadama yi lay jaar di dox di def mission am donc kon nañu moytu rek suñu diggante bu setee rek ku nekk di def lu mu war a def rek mais Covid bi da am bu muy jaar bu yàggee mu dee loolu donc moom mooy kii loolu nag la ñuy soññ rek population bi rek nañu gën a tënku si mesure barrières yi ñu gën ko respecter nañuy jëlaat masque yi nañuy sol masque yi nañuy raxasoo gel yi nañuy jël eau de javel surtout di raxasu dégg nga maam di moytu dajaliko yi waaw oto yi nañu moytu di leen surchargé même bu fekkee ni nee nañu transport bi dañ koy ubbi tamit dana am ay conditions xam naa ni nañu xool nu ñu yebee ak ku nekk si biir oto nan nga war a comporté woo yow mi borom oto bi chauffeur bi yan matuwaay ngay jël si sa oto balaa fay nit di dugg dafa am solo loolu de bu ñu ko defee daañu mucc daañu mën a ànd ak jàngoro bi daañu ko faat te daañu continuer suñuy kii waaye tamit bu ñu jógee si li tamit dañu war nag changer comportement nag sëñ bi gis nga même marché yi yow marché Sénégal yi ñoo gën a salté si àdduna bi mais xoolal fi mu nekk fi nii àjjuma ju jot dañuy nettoyer marché yi pomper leen sànq rek maa ngi doon waxante ak service d'hygiène ma nekk lii même bu Covid bi passé dañ koy continuer ndaxte set nag dafa baax nag mais marché boo fa duggee yow boo moytul bu ñu toogee jox la doo lekk jot na nag Covid 19 bi am na lu mu war a faj nag si àdduna bi nag nañ ko nangu te dee nag waaw en toute chose malheur est bon loolu moo ñu mooy Covid 19 bi dinañu defar di dindi yenn jàngoro yi si àdduna bi nit yi moytu parce que lii muy nga xam ne moom la ñuy diglee boo ko xoolee diine bi moo ko njëkk a digle set moom ñëpp xam nañu ne moom diine la marché yi laal wax dañ leen doon bàyyi kenn du raxas marché saleté ba kenn xamul lu mu mel mais tey jii taxaw nañu démb def nañu réunion et tout ça gis nga àjjuma ju jot kenn du liggéey si marché
marché yi daañu liggéey du lundi au jeudi mais ajuma dañ koy tëj uniquement tëjuñu ko pour le simple plaisir tëj ko mais pour bale ko pomper ko service d'hygiène pomper ko mais loolu buñ si tënkoo mais macha allah léegi nga gis sunu kii bi tamit set marché yi di set loolu tamit gis nga Covid bi pourtant moom même bu fekkee ni am na benn côté bi nga xam ne bi kiiwul mais am na benn côté quand même vraiment jubbanti ne si nit ñi ñu xam ne tamit loolu la te àdduna bi di ñëw loolu la na nit yi xam ni set dañ si war a dellu nit yi nañuy moytu dankasuloo yi moytu tàppante jeek saafanteeg yi kenn xamul yooyu yëpp nañ koy éviter te nit yi tamit nañu di sol ay masque ñun xamuñu ko da ngay gis fii boo yeewoo suba mu poussière ba bëgg a dee ngelaw bi poussière ko da ngay gis nit yi dañuy dox kenn du def benn kii si kanamam pour moytu boppam si poussière waaw alors que boo demee dëkku yu mel ni Chine bu ñu xëyee suba parfois dañuy gis yeewu rek gis mu brouillard nga gis ku génn rek day sol masque am te dara amul de mais brouillard la ñuy gis climat bi baaxul ñu ne ku génn rek daal di jël benn masque am mais fii dana poussière bu xonk coy nga gis ñuy génn di dox di dem suñu yoon ñun daal ay blindé lañu quoi waaw mais jërëjëf xam naa ni waxtaan bi voilà jërëjëf donc di leen gërëm tamit lii ngeen di def noonu la am na solo trop ngeen ñëw tamit taataan tuuti informer population bi te mu yaatu seen i yeneen naataangoor tamit def la même chose parce que jàngoro bi bu mu tàmbalee ba léegi gis nañ ni yéen tamit yéen a ngi siy def seen mission waaw yéen a ngi jàpp si xeex bi te nii ngeen si mën a jàppe maanaam relayer vraiment information ba population bi mën ko jot ñu xam ne wax dëgg yàlla yéen tamit yéen a ngi def seen i liggéey donc di leen ñaanal vraiment yéen tamit yàlla na yàlla dëgëral seen tànk yàlla musal leen tamit si kii bi parce que yéen tamit fu nekk ngeen taxaw ku nekk ngeen dékk seen micro donc yàlla na leen yàlla musal waaw ngeen masul ñëpp musal seen i njaboot donc ngeen xam ni rek ñun ak yéen daal ñoo ànd c'est une riposte communautaire comme je l'ai dit ku nekk soldat la pour daan Covid-19 yàlla nañu yàlla may ndam jërë ngeen jëf wasalaam. saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer